asalaamaaleykum mbokku téléspectateur El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission yi ñu leen baaxoo di leen ko defal bis bu jot bu nekk nii jotee ñu daal di dalal ci suñu plateau kenn ci doomi réew mi tey nag maa ngi dalal benn ndaw benn xale bu jigéen bu am fayda am fulla am jom ci lépp li nga xamante ni moom lay def dama koy bàyyi mu nuyonteeg yéen mbokku téléspectateurs yi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi nga xamante ni moom moo ñu fi indi tey Aminata maa ngi lay dalal di la bismillah ci sama plateau. Merci beaucoup fay naa la. Aminata Mohamed Bilal di ki nga xamante ni moom mooy ki sos kuréel gi ñuy wax Selfie Mbalit Selfie Mbalit nag doon na lépp la nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllu set setal di jëm ci la nga xamante ni moom mooy wàllu environnement mu doon la nga xamante ni réew mi soxla na ko lool mu def ko ci jamono ji nga xamante ni réew mi soxla na ko mu doon mbir mu am solo lool ñu doon wax ne xëy na bu ñaar wala ñett ñu mel ni moom amoon ci biir réew mi tey jii li nga xamante ni moom mooy suñu environnement dina mën a jëm ca kanam Aminata ndax mën nga ñu waxal tuuti ci li nga xamante ni moom mooy sa kuréel googu nga dippee Selfie Mbalit. waaw tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi seetaan. Selfie Mbalit ci commencement bi nekkul woon kuréel nekkul woon ONG. Initiative la woon ci réseaux sociaux yi c'est-à-dire Facebook. ñi jël ay photo di jël ay selfie loolu moo tax mu tudd selfie mbalit ñu tuddee ko selfie ñi jël ay selfie ci wetu mbalit yi ci mbedd bi di ko partager ak hashtag selfie mbalit ba mu mujj kii bi siiw hashtag bi siiw si la door di wax léegi nag jot na ma créer ONG bi nga xam ni ci affaire environnement lay doxal ci affaire set setal léegi nag bi ñu créer ONG bi au début dañ doon def ay journée de nettoyage ñëw ci quartier yi waxtaan ak ñoom waxtaan ak dañuy ñëw njëkk waxtaan ak waa quartier bi dañuy cibler benn quartier après nu ñëw nu waxtaan ak ñoom nu wax leen que c'est pas normal seen mbedd bi tilim c'est vrai que société yi yu nga xam ne ñoo yore set setal bi ci biir réew bi am nañ ci responsabilité bu mag ndax ñoom ñoo war a ñëw jël ci mbalit ci mbedd bi mais aussi nit yu dëkk yi ci quartier yi am nañ ci responsabilité parce que nit warul bàyyi buntu këram muy fees del ak mbalit raxas biir këram ba mu set bàyyi ci buntu kër waaw léegi nag noonu lañ doon def waxtaan ak ñoom après ñu décider benn jour ñu def journée de set setal bi waa quartier bi yëpp génn xale yi ndaw yi ñëpp génn ak mag yi ñu jàppale seen bopp puisque seen quartier la ñun on le fait volontairement après ça c'est vrai que ça fait quelques mois defu nooy activité de nettoyage parce que man sama bopp dama mujj jàpp alhamdulilah dama mujj jàpp si samay activités yu may def à l'étranger à l'international waaye incha allah ñoo ngi commencé benn projet bientôt au début du mois de mars normalement. Inch'Allah léegi sax si monsieur le maire de Riyad laa jóge pour affaire projet bi. projet bi lan la dañuy jël 50 élèves primaires. nu def leen formation ci éducation environnementale. donc noonu la ñuy def ak xale yi ci 5 écoles ci Riyad ci PK. bu pare à la fin. dañuy xool groupe bu meilleur groupe daan leen jox ay cadeaux pour aussi les encourager. waaw loolu am na solo bu ñu dellu see ci li nga xamante ni moom mooy wàllu set setal bi c'est vrai que doon ngeen def sensibilisation di dugg ci quartier yi ndax gis nga ne am na avancement ci wàllu set setal bi ak ban jàppale maanaam ban ndimbal nga am ci wàllu ñi nga xamante ni ñoom ñooy gouvernement bi ndax bu ñu toogee ba gis doomu réew mi ku mel ne yow xale bu ndaw amoon nga yitte boo mënoon def mais nga ne tey jii damay set setal dëkk bi naa wootee ñu ñëw jàppale ma si ndax gis nga ci avantage wala am nga ci yow li nga ci bëggoon ak ban ndimbal nga ci am bu jóge ci part gouvernement bi bu ñu créé déjà initiative bi bu mu amee c'était en 2017 février 2017 la woon nous rencontré ex-présidente CUN communauté urbaine de Nouakchott madame Matim Hamadi buñ ko rencontré elle nous a encouragé mu encouragé nu bu baax ba pare mu may nu ay brouette may nu ay tamit am na solo waaw may nu ay brouette may nu ay râteau ay pelle lu jëm ci affaire set setal wàllu set setal mu may nu ko donc aide boobu la ñu am ci côté moom donc aide boobu moo tax ni mën nañu def set setal ni dem ci quartier yi indaale sunu ay bagages nettoyer ak ñoom tout le temps loolu lañ doon def
loolu la ñu am jotagum am si ndimbal. depuis lors. dégg nga sinon on n'a pas amuñu yeneen ndimbal lu dul récemment man en tant que alumni Yali Dakar. xaw ma ne xam nga lu ñu programme Yali Dakar ci sa programme bi may suivre rek laa ko gisee. waaw programme Yali Dakar am na benn programme américain bu am fonds pour les alumni c'est-à-dire ñu participer woon ci seen ay programme man dama postuler woon sama projet affaire éducation environnementale bi. mu bokk ci projet yu ñu validé. donc loolu moo ñuy permettre léegi ñu mën def ay activités ak ay xale parce que pour man. sensibilisation si xale la woon njëkk commencé que mag parce que mag yi c'est difficile nga leen di sensibiliser da ngay waxanteeg nit du la déglu wala sax mu wax la wax bu ñaaw wax bu rafetul mais je pense que si xale yi la ñu war commencer école yi surtout école yi ak daara yi xale yi pour sensibiliser leen si affaire environnement loolu am na solo bu baax am na solo mbokku téléspectateurs yi ma leen di fàttali ne maa ngi dalal ci sama plateau ndaw comme ni ma ko waxee woon ci début bi ndaw la bu am Pastef loolu ndax bu ñu gisee ndaw bu taxaw tey jii ne damay setal sama dëkk am ñi nga xamante ne tey jii fas nañu ko yéene jàppale du ñu def lu dul encourager ko tamit ndax am na solo loolu xëy na certes naam am na ñu fiy setal waaye bu ñu gisee tamit ndaw yi takku di def li ni mel dañ leen di encourager te di leen wax ne télévision bu Mauritanie mi ngi seen ginnaaw lépp lu ngeen fas yéene def incha allah bu ñu ci yégee dinañu ñëw jàpp si Aminata gis naa tamit ci beneen côté nga doon ndaw lu engagé wu lool mu di wàllu politique la nga xamante ni tey jii gisuñu ko woon ci suñuy mag gisuñu ko woon ci suñuy yaay xam nga bu njëkkaan jigéen ñi dañ doon topp di tàccu rek lu ñëw ñu tàccu mais léegi gis nañ ne xale jigéen yi engagé wu nañu yow mi tey jii mën nañ la jël comme exemple ne ndaw nga mais engagé wu nga ci politique bi lan moo la dugal ci politique bi. C'est vrai que politique fii su ñuy waxu politique c'est très sensible parce que xale yu bari dañu découragé ci affaire politique. koo wax da ngay def politique da lay wax politique baaxul politique soo si duggee dañ lay utiliser. utiliser jeunes yi. mais est-ce que ñooy jàpp ñu ne tey jii ne ñun ndaw ñoo war a commencer léegi ndax mbir mi ñoo koy mujjee. waaw si loolu laay ñëw. parce que c'est très important politique. C'est-à-dire politiciens yi ñoom ñoo yore dëkk bi je peux dire lu bare ñoo ko yore lu bare ay décisions ñoom ñooy voté parlementaires yi ñooy voté lu war am ci dëkk bi et tout donc ñun xale yi ak surtout jigéen yi suñu waxee ni duñ def suñu loxo ci politique ça veut dire que ñun dañuy nekk à côté on sera toujours à côté léegi nag loolu man j'ai participé alhamdoulilah ak programme yu bare programme de leadership si Dakar wala Johannesburg ak Fondation Obama je me rappelle bu ñu nekkee ci Fondation Obama ak si Johannesburg président Obama ci boppam moo wax ni il faut que xale yi nekk ci politique bi parce que su ngeen nekkul ci politique bi mun leen changer seen dëkk c'est vrai yomb na ngay def activisme di opposé wu c'est très bien parce que c'est la démocratie ñëpp ñii dañu am seen ay opinion ñi leen ku nekk am na sa gis-gis ku nekk am na sa opinion mais c'est important xale yi dugg ci politique bi et bu ñu accepter aussi ni leen di utiliser dañu war am ay postes clés ci biir politique bi man première fois may dugg politique année bii la donc bi ma duggee politique ci parti IPR laa dugg parti au pouvoir ma rejoindre équipe Tafra Zeyna ak madame Fatimatou Abdel Malik ma gis ni jigéen bu am jom la jigéen bu am fayda la référence la ci wàllu politique dafa dëggu ci li muy def ndax moom je pense que depuis plus de 20 ans mi ngi def politique kenn mësu ko dégg ci ay scandale kenn mësu ko dégg ci ay wax yu ñaaw tout le temps wax yers rek ngay dégg ci moom loolu moo tax man bi ma décidé def politique ci moom laa dem du parent du xarit du kenn moo ma présenté Fatimatou Abdel Malik la présidente de la région de Nouakchott man sama bopp man maa dem ma wax ak moom nu waxtaan mu accueillir ma mu nekk nit bu humble nit bu am yitte mu conseiller ma daal mu conseiller ma léegi ma nekk ci wetam damay jàng bees laa ci politique bi gis nañu campagne yi passé campagne électorale yu passé yi woon xale yu bare ñoo ngi woon ñoo ngi nekkoon ay candidats ñii mairie ñii ñoo ngi nekkoon sax ay députation candidats yi bare woon noonu aussi bare woon na ay xale c'est bien mais man ñu bare wax nañu lu tax doo essayer nekk candidat député wala mais yow da nga jàpp ne dafa teel waaw pour man dafa teel maa ngi doo di dugg
je me dis que prochainement lay gën nekk prête. Et puis il faut nga liggéey aussi pour nga xam nga dara su ci dugg il faut nga liggéey nga jël temps. terrain bi xamal nit ñi sa bopp terrain bi nga xamal nit sa bopp. c'est vrai ak selfie mbalit nit yi ñoo ngi may commencé xam. ak samay activités yu may def. mais des na pour man des na. loolu moo tax instant yi je me suis engagée politiquement à côté de madame Fatimata Abdel Malick. ndax jàppoo ni li nga xamante ni moom comme ni nga waxee woon ni ak selfie mbalit bi. yaa ngi ci quartier yi di dimbali quartier yi. buñ la xamee tamit ne est-ce que am nga njortu tey ji boo taxawoon ci quartier yi nga xamante ni jot nga leen dimbali. dinañ la wuy si ci li nga bëgg. waaw am naa ci yaakaar bu baax parce que nit ñëw si quartier ñëw si ay place waxante ak ay nit. pour seen propre environnement seen propre intérêt. gagné woo ci dara amoo ci financement bi nga xam ni. lu dul coono nga ciy am aussi. waaw du coono sax mais engagement la parce que même su nekkee coono dafa important nit nekk bénévole volontaire nga mën ko def sa CV. c'est important ñun dañ koy négliger mais c'est important sooy postuler pour ay postes. nga xam ni c'est à l'étranger dañuy xool toujours ndegam yow mës nga nekk volontaire fenn ndegam mës nga def benn liggéey ngir yàlla ndax rek dimbale sa communauté wala dimbale sa quartier wala sa dëkk. c'est important loolu day gën a valoriser sa diplôme valoriser sa jaar-jaar. c'est très important. xam nga man souvent damay wax naan ndaw yi dañu attan toog naan nguur gi defaluñu mais yow da nga war a xalaat yow ci sa bopp ana man lan laa defal sama réew lan laa defal sama dëkk ana lan laa defal sama quartier. kon tey ji mën nañu wax ne yow tey ci côté boobu engagé wu nga ci bu ñu taxawoon tey jii ku nekk naan lan la ñu nguur gi defal yow mën nga taxaw nga fëgg sa dënn ne man mii mës naa defal sama quartier dara wala defal naa réew mi dara ñu la ciy encouragé nag Aminatou ndax yombul doonu lu yomb mais ñoo ngi la ciy encouragé ban message ngay lancé sa moromu jigéen bi nga xamante ne tey ji mi ngi toog di la seetaan di am ci yow yaakaar muy xalaat bu rafet ci wàllu réew mi nekkinu réew mi ak jigéen surtout nan la war a nekkee. jigéen dafa war a am fulla ak fayda ci boppam warul xaar keneen jug di ko wax kaay ma may la liggéey wala kaay da ngay jug nga wuuti ko. nga jug nga liggéey soo amul nga continuer wut ko. bañ a gaaw découragé. waaw bañ a gaaw découragé parce que soo gaawee découragé rek say chance yu bari da nga koy raté. loolu c'est important démb rek maa ngi doon garage. ma tasanteeg pour la première fois mosuma ko gis ma tasanteeg benn xale bu jigéen électricienne la. ah ouais électricienne. ah kooku di nga ma jox ay coordonnées ma jëli ko. waaw il faut ma indi ko sama plateau Farmata. mi ngi nekk si benn garage fee ne si côté Carrefour Yoro Sarr. xale bu jigéen bi mu ko gisee ma ni ko yow lii da nga ko jàng mun ma waa dama ko jàng lycée technique laa nekkoon Nouadhibou laa defee formation bi. ma ni ko am na yeneen jigéen yu nekkoon ak yow ci biir sa formation. tellement que da ngay sot. waaw da ngay bëgg tout le temps jigéen ñi nekk si dara mu ni ma ñooñu dañuy sëy ñii ñoo ngi sëy ñii ñoo ngi def leneen. parce que c'est difficile après formation bi. nga am liggéey en tant que jigéen ak regardu société bi ak regardu góor ñi surtout. moo gën a metti si jigéen bu engagé. moom mi ngi liggéey moom rek moo nekk jigéen si atelier boobu. ma encouragé ko bu baax parce que vraiment li musuma ko gis fii si Mauritanie en tout cas musuma ko gis. maa ngi koy encouragé bu baax di encouragé yeneen xale jigéen ñi aussi bu ñu découragé dafa metti rek mais bu kenn découragé. dëgg la xam nga souvent dañuy wax li ñu cërali ci waxtu sax jeex na souvent dañuy faral wax naan violence faite aux femmes violence faite aux femmes. man damay wax tamit am na beneen côté damay wax ne violence bi ñun ci suñu bopp ñoo koy njëkkee ndax boo nekkee jigéen toll ci ay bëgg-bëgg toll ci war a tekki te amoo benn activité booy def tamit. est-ce que gisoo ne loolu yow yaa ngi mettital sa bopp yow ci sa bopp. si moom xam nga. amoon na fi ay temps man mii jàng naa ba pare amoon na fi ay temps même stage bu ndaw mënoo ko am. c'est difficile. C'est difficile ak ñëpp je pense que c'est partout foo dem rek da ngay yaakaaroon fii la ëppee. fii la gën a méttee daal. léegi man pour man nit warul décourager même soo amee benn projet bu ndaw ak nga démarrer ak 10 000 ouguiya 20 000 ouguiya nga démarrer ak moom. nga commencer man amoon na fi temps mosoon naa fi ubbi restaurant mais kenn du ko gëm. ubbi woon naa fi restaurant parce que pour dimbale sama yaay la woon ak pour dimbale aussi sama bopp tooguma xaar entre temps ma nekk ci leneen noonu la gis nga. gëm-gëm la rek gëm-gëm la étape par étape la. àddina moo mel noonu. voilà àdduna moo mel noonu ñu lay wax ne tamit ndaw nga waaye référence nga. ubbi woon nga fi restaurant def nga fi selfie mbalit def nga ay activités yu bëri ba yàlla may la li mu la may tey ji dañ la ciy encouragé bu baax di la ñaanal yàlla may la nga gën a avancé ci lépp la nga xamante ni moom ngay def. di wax ne jigéen ñi bu leen xaddi
nañu takku comme nguur gi tamit marginalisé wul benn jigéen bu yëkkatiku tey jii ne damay def dara ñu jàppale la nañu góorgóorlu di leen wax nag ne lii lañ ñu cërale woon ci waxtu jeex na di leen jox dig daje suba ak jàmm may mën a loo dikk ak yéen ci beneen xaar kanam ak beneen émission jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amaani la am netu maa ngi lay jaajëfal lu bëri. Merci beaucoup. Marhaba.